أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بوكي جولتي بوكي دكبي بوكي ريومي يكتي وات كادو ngir andiwaat tuuti rek ci kem lañu xam nu ñuy waxtaane li ñu bokk muy ñaaru yaatu yi nu yàlla dugal ci biir dën bi ñu tudde dunya ñaari mbir def ñu cee dugg mooy bokk ci askan ak bokk ci diine dañu wax ne mooy nature origine ruux waaye fañ ko concevoir bokkul ak monde bi ñu traversé feneen ak si fii ñuy wax suuf ñu tëgg ci sañu jëmm yi ba tax sañu jëmm am rapport direct ak li ñuy wax attraction terrestre bi lépp daal seen dara mënul génn suuf ndax wax nañu sax minhaa xalaqnaakum ci la ñu bind wa fiihaa nu'iidukum suñu génnee àdduna ci la ñuy dugal wa minhaa nuxrijukum taaratan uxraa ci la ñuy génnewaat pour ñu yoraat forme humaine donc toujours dañuy maintenir te yàlla nee na bu nu dee dekkal du ñu génn ci beneen aspect lu dul ni nu meloon kon yi tamit bu ñu jotee kàddoom di diineem te di dëgg te ñu war a nekk ci biir àdduna nan la ñuy mën a nekke jàpp kàddu yàlla gi te du ñu bàyyi sañu nature mu mel ni nag ci diggante bi dañu créer ay baat dugal ko fi mooy léeg-léeg ñu jaawaale aada ak bidaa ndax nit dafa am benn formule bu lay dugal ci lislaam mooy yow yaay àgg ci sa concentration intérieure ba convaincre sa bopp taxaw devant tout le monde nga ne yàlla man mat naa seede ne yow yaa yàlla ashhadu an laa ilaha illallah waaye formule bi balaa àgg ci illallah ju mujj ji dafay yem ci ashhadu an laa ilaha nan yem foofu la yàlla di la wane ne am na luy nuroog identité luy nuroog tradition luy nuroog aada luy nuroog lu ne mu ne mën na la jàpp ba nga yaakaar ne loolu mooy sa vraie identité ba tax mën na la mu jural musiba mu toll ni soo ko deewaalee soo ñëwee yàlla du la reconnaître comme ku mu war a teral mu ne lenn rek nga war a àgg ci xam ko ne leneen looy nangu mu lay influencer ba mën laa génne ci loo xam ne lii du sa identité loolu day doon loo gëstu xam ko ba mu nekk loo xam ne mi ngi lay jóge illallahi ci sa borom mais nag malheureusement soo jàngul xàmmeewuloo te doo laajte da ngay réer te booy tey ji buñ doon jàng Fatiha masalan Fatiha c'est la clé de la parole de Dieu boo jàkkaarloo ko yàlla ne da ngay julli moom la yàlla jël def ko comme codam soo ko jàngul doo décoder dara ci li muy wax pour que tu nga am pouvoiru décoder la parole de Dieu da ngay jàng 7 dimensions yi nekk ci suratu Fatiha dernière bi nag mooy xayril maadubi alayhim wala daalin baat boobu la yàlla utilisé wala daalin yàlla nee na de Adama jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam musuma deñ di leen utal ku leen teg ci yoon mais à chaque fois day gis ne am na ñoo xam ne dañuy wàcc yoon wi loolu la ñuy waxee rek gis ku réer mooy ko xam ne xamatul boppam fàtte na identité am xamatul jaxase na diine ak aada wala mu jaxase diine ak li ñuy wax bidaa c'est-à-dire mu créer boppam ay pratique yoo xam ne ni dafa yaakaar ne bu ko dee def baax na ci moom te fekk baaxul kon ñu ne nan la nit di mën a fexe ba maintenir identité am te du ñàkk daraam ci diineem ñaar moo ko feeñal mooy taxawaayu julli
ak dem Arafa aj mag. julli ñun ñëpp Sénégal par exemple am na wolof, am na séeréer, am na joolaa, am na mandeng, pour ma bañ a lim ñëpp ma yam foofu. nga dugg ci Afrique gis des Maliens, ay Guinéens, nga dugg Europe gis ay Européens yoo xam ne ay Français la ñuy doon. nga dem Amérique gis ñoo xam ne ay Canadiens la ñuy doon, ñii ay Américains du la ñuy doon, ñii ay Argentins la ñuy doon. ñu daje Makk ñu ne julli jot na. allahu akbar ashhadu an la ilaha illa ashhadu muhammadan rasulullah hayya ala salah hayya ala falah hadd qamat salat allahu akbar la ilaha illallah. tout le monde comprendre texte liñ jëm. allahu akbar ñëpp comprendre bu ilimaan ji juumee séeréer beeg joolaa beeg américain ñëpp mën nañ ko gàggante. même le chinois mu ne asalaamaaleykum, il peut plus se parler. ku nekk dellu nga ci sa langue bopp. su fekkonte ne nag dañu wax ne même yàlla yonent bi la yónni arab la, kon na ñëpp bàyyi seeni làkk te dal arab, day mel ni kon àdduna ay arab rek ko nar a dëkke, te yàlla bëggewu ko noonu. yàlla nee na dafa bëgg nit ki ràññee xam mooy kan, parce que yàlla bu la dee adressé parole am yow en tant que individu bu mat li nga doon, boo xam ne da nga rëcc influence ku mu mën a doon, yàlla nee na ci laa lay soog a mën a defee jaam. il faut nga moom sa bopp. moom la bàyyi laxaat waxoon, yal na yàlla dolli ko leer, mu ne nit ba lay mën a jébbale boppam day moom boppam. tant que tu ne sais pas qui tu es, yow mënuloo nekk kenn. kon identité bañ a perte sa diine te tout temps nga doon ki nga doon, mooy waral gis naa sama benn grand boo xam ne bii boo ko waxee danaan mais pourquoi ñun ñuy jël suñu tur yi di ko jaxaseeg turi arab yi. doonte neex na nag li ñuy wax naan léeg-léeg fii da nga koy gis sa doom dina bés dina am problème ak moom ndax day dem ci kanam yàlla ne tur yu ma tudde neexuma. tur yu ma tudde neexuma, cela ne veut pas dire que kon turi arab yi kese la. doy de du noonu. donc nit dafa amee tur, nit dafa amee làkk, nit dafa amee aaday boppam. aada jooju nag wuute na ak li ñuy wax bidaa. kon yàlla mi nga xam ne moo bind dana ci diversité la ñu binde. moo tax mu ne xoolal, dafa jël kii def ko nit ku weex, kii mu def ko nit ku xonq, kii mu def ko nit ku mboq, kii mu def ko nit ku ñuul. xoolal Sénégal gii ñu bokk ñun ñëpp ni ñu uutee ci ay aada kii, ni ñu uutee ci ay làkk. kon il faut nit ki tey ji su fekkoonte ne par exemple dañoo am benn réunion bu ñu waroon a defi Arabie Saoudite, bu français yi ñëwee ñu ne français yi ñëw nañ ak seeni culture ak seeni làkk. gis nga ba ci ñun sax seetlu loo am na ñoo xam ne sañu ambassadeurs yi bari na ci ñoo xam ne ak sañu homme politique yi mënaguñoo gérer loolu, parce que da nga ciy gis ku jóge fii jàngal nañu ne la langue nationale du Sénégal c'est le français, nga dem ci benn zone bu ñuy làkk anglais ngay wane ne da ngay làkk anglais. pourquoi? le chinois foo ko mën a yóbbu bu dee wax il parle chinois. le japonais foo ko mën a yóbbu su dee wax il parle le japonais. arabe bi foo ko mën a yóbbu su dee wax dina wax arabe. bu dee solo di nga xam ne arabe baa ngo. mais le sénégalais par exemple wala l'africain yàq nañ ko ci loolu ba yaakaar na ne su teewee ci lenn, su nuruwul américain wala mu nuru naar wala mu nuru européen, day mel ni dafa perdre quelque chose boo xam ne bi mënu ko, parce que day adapté wu par rapport ak niñ ko formé ak faiblesse bi mu am bañ dugg ci identité am ñulug ko da dootul mën a génne identité réelle am. te loolu ci kanam tuuti mooy waral nag ñenn ñi bi ñu ñëwee ci biir réew mi ñu xam sañu mag ñi, ku mel ni Cheikh Ahmadou Bamba, ku mel ni Maam Alaaji Malick, ku mel ni Maam Limaamu, am nañu diine yóbbu ko au plus haut sommet. te ba tey boo leen laajee la ñu doon ñoo gën a dégg arab, ñoo dàq wax arab, li ñu comprendre yëpp ci arab lañ ko comprendre, mais biñ koy jàngale ci tradition, ci ni ñu mel ci seeni aada lañ ko génnee. kon am nañ ci ay modèle, waaye ñun ñoo am influence li ñuy tuddee les séquelles de la colonisation ba tax duñu mën a xam ñun kan lañu. mbiicoo mbaacoo rek la ñuy àtte, te loolu warul ci. moo tax li tubaab di wax mi figue mi raisin, bari na ci loo xam ne lii fekk un siècle la représentation bu diine bu Sénégal
su fekkente ne dafay participer ci un colloque international bu boobaa buy dem ca na muy soloog na muy waxe dana dem ba foog ne moom warul wax ci làmmiñam warul indi ay comportement bi nga xam ne moom la ñuy identifier un Sénégalais wala un Africain. lii nag bokk na ci li tax yàlla bu fekkoonte ne wax sa làkk wala yor sa aada dafa xaraam kon moo tax mu ne bu ngeen demee ba Arafa ci ngeen di soog a comprendre man ni ma leen tiiree ci kenn nit ba pare uute leen te loolu la ñu waxoon yaa ayyuhan naas ittaqu rabbakum alladi xalaqakum min nafsin waaxid wa xalaqa minha zawja wa basa minhuma rijalan kasiran wa nisaa ittaqillaa la ci tego yéen doomu aadama yi dama leen di laaj est-ce que waru leen a àgg ci ragal ma dëgg nan ngeen mën a seetloo ne ci benn doomu aadama laa bind tudde ko aadama génn ci moom kenn ko def àndandoom ma fexe ba ci biir àndandoom na ma ba créé leen ci yéen ma bind leen ci lu ngeen am ci ay góor ak ay jigéen xanaa loolu war naa doon nag preuve pour ngeen ragal ma lii leen yàlla di laaj kon naka te doon ki nga doon te uy ji yàlla benn bàkkaar amu ci te terewulaa évoluer que nga am xam-xam que nga am alal terewulaa doon olof terewulaa doon séeréer terewulaa doon joola te mun nga nekk taalib yonent yàlla Muhammad mu yàlla nangu boo demee ba Makk di seet di gëstu histoire yonent bi da nga fa fekk ku ñu wax Bilal c'était un Africain bu ànd ak yonent yàlla Muhammad ba nam fii jóge arab yi dañ ko doon bëgg arabiser moom mu bañ na ba mujj gi moo indi li ñuy wax nodd bu masaana wax ci làmmiñam ne h bu mën la wax amul che mais se la mën a wax ñu di ko ñaawal yàlla nag na gis nga moom yàllaa ko bind ci làkk ni muy waxee noonu waaye seen gu tooy googu muy wax siin su wow soosu muy wax siin su tooy la ci seen borom moom mi mënoon a def la lecture te xam ku yéene lu rafet ak ku yéenewul lu rafet kon nag loolu bokk na ci li tax ñu war a mën a bàyyi xel ci nit ku ne soo ko dee jàngal fexeel ba bañ a dindi ci moom ce qu'on appelle son identité yàlla ci ni ñu nekk lu primitif liñ nekk lu pur moo tax mu ne sax seetlu gis nga dinañ ci mas a àggi ma wax leen ko li nga xam ne mooy sensu mas naa ko wax fii il me semble sensu julli mi ngi nekk wala sensu set lu tax ñu ne la bu julli jotee na nga jël ndox wala nga jël suuf yàlla daf ni rabaat dañu fàttali sañu cosaan parce que au départ nous étions ndox bu fal na ndox bu àndeek ban nag bu àndeek poussière day doon ban léegi nag bu fi ndox nekkul loolu mooy waral ñu bàyyi la nga tiim donc lépp lu dellu ci cosaanam dafay pur te yàlla bu la dee recevoir da lay recevoir ci sa dëgg nature bu pur kon nag delluwaat ci sa ruu delluwaat ci sa xalaat delluwaat ci sa aada loolu mooy maintenir sa pureté intérieure te loolu lan yàlla di doye amul kenn ku yàlla di yokk te yokkute ak soppeeku dañu nuru waaye bokkuñu soppeeku nag nit ñi dañu foog ne mooy li ñuy wax naan de dem ba bari lay soppeeku mooy nga bàyyi sa identité di jël identification keneen ku bokkul ak yow waaye yokku mooy jóge ci lu ndaw di jëm ci lu mag te yàlla terewu ko kenn ndax yàlla def ci évolution la ñu jële ni muy jële ci liir di du def mag wala mu ñuy def koo xam ne kii kilifa lay doon te alors que bi nga nekkee xale dara feeñu ci woon donc yàlla def ñu invité dans l'évolution invité ñu ci la progression mais nag maintenir ñu pour ñu mën a doon koo xam ne kii dañuy seey ci benn identité lii daal mooy li nga xam ne religion bi terewu ko kenn waaye nag na fekk nga xam demal nga gëstu xamoo fasalu ahlal zikri in kuntum la ta'lamun kon laajal ko xam ba mu mën laa ràññale lan mooy tax nga mën a téye sa diine ba boo fi jógee di dem feneen mën a représenter ñi nga bokkal te loolu la ñu doy identité mooy nga nuru fa nga bokk. danañ yàlla nangul te gid bi ñu ci barke yonent